nga présenté wu. oui man maa ngi tudd El Hadj Madabo Wade nekk responsable politique bu APR nekkoon secrétaire administratif fii ci Thiès Ouest. nekkoon nga wax de lu tax nga di nekkoon. waaw parce que dama jàpp ni yooyu structure yëpp APR amul dara luy structure loo xamante ni lu taxaw la lépp lu ñuy def ay structure yoo xamante ni yu prévisoire la suñu defee élection ba pare structure yooyu normalement dafa war a tas parce que structure élection la mais loo xamante ni dañ fee daje fal ko fi ay nit amagul fii ci biir APR Thiès lu dul benn poste boo xamante ni moom mooy responsable départemental ñu jox ko Augustin Tine. muy Augustin Tine. waaw Augustin Tine daal moom lañ fi xam ni moom responsable départemental la boobu poste daal moo fi poste boo xam ne bu fi taxaw la te loolu ña ngi ko defoon depuis que ñu nekk ci opposition ñu defoon benn structure bu tudd Copal boobu moo doon dox ba dem ba président confirmer ko ci loolu donc te ñëpp nangul ko aussi mu bu ciy liggéey ñëpp nangul ko daal waaw. Madabo nga nekk membre fondateur APR ku la ne woon nga comparer ñu APR ba ngeen jëlagul nguur gi ak APR léegi lan nga yow. waaw APR ba ñu jëlagul nguur ak léegi ak APR bi ñu jëlee nguur gi moom wuute na lool xam nga Sénégal nit ñi dañoo ñemewul opposition aussi loo ci mënti dégg. APR ba ñu nekkoon foofu muy APR opposition ñu jàkkaarloo nag pouvoir boo xamante ni nag dafa agrippé wu ci pouvoir bi ñu du dem Abdoulaye Wade agrippé wu ci pouvoir bi ñu du dem mu war a nekk combat de tous les jours man mii yendal nañ ma ci grille 4 fois fanaanal nañ ma ci grille 2 fois ndax combat boobu boo wootee APR man keroog bi ma njëkk a wax Macky Sall mu ñëw sama kër bi muy ñëw sama kër dafa am ñu dëkk sama koñ dañoo bu Macky demee ba pare dañoo waaxu ñëw ne ma yow xanaa da ngaa dof ndax nan la fi candidat yëpp nekk nga naan ngay choisir Macky donc booba APR tuuti nit la ñu woon d'ailleurs da nga may permettre ma def benn transition looloo tax nag quelquefois comprendre gu ma trop APR système bi parce que boobu jamono ñun ci biir dëkk bi 24 responsables lañ fi woon te gisuma président toppatoo responsable yooyu 24 yooyu nag wax dëgg yàlla nag bu dee dëgg rek la ñuy waxante président des na toppatoom ci biir ay nitam ñi ko xamante ni ñoo ko njëkk a jàppale toppatoom ci loolu des na moom. maanaam ñi sàncoon mbir mi daal ñoom dañoo xaw a fedd géew ñeneen ñu jox leen bi. exactement ñi sàncoon géew bi mooy ñoom Ndeye Soukey ñu man ñoom Salif Diapor ñu mel ni ñoom Ndiaga Wade ñu mel ni ñoom Souleymane Ciss ñu mel ni ñoom Modou Mbaye ñu mel ni ñoom Pape Fall ñu mel ni ñoom Lamine Ngom. madame Diallo ñooñu ñoo nekkoon ci mbir mi Maymuna waaw Rama Dem magu Rama Dem Adja Dem bi doon jóge France di ñëw di vraiment di ci reyante waaye boo seetloo daal ba ñu jëlee pouvoir léegi daal 24 yooyu moo wax muy ñoom Fama Aïdara bokk ci muy ñuy fàttewul ñëpp ñooñu daal gisuñu ni ñu taxawaay bi ñu war a am ci biir parti bi daal des na taxawaay bi ñu war a am ci biir nguur gi des na jàppale gi leen régime bi war a jàppale des na waaw loolu moom vraiment ñu nangu ko ñu bañ koo nangu loolu mooy li am. mais ñi yor responsabilité yi aussi xanaa dañoo doxalul li ñu war a doxal parce que am na ñuñ ko jox aussi. waaw jàpp naa ne nag am na lu des ci ñoom mais nag aussi am na lu dese ci kilifa gi parce que lu ñu bëgg aussi am na keneen mooy signé muy président de la république mooy décider moom la ñu fal nag pour mu décider. jàpp naa ne nag ñoom it aussi xaw na des tuuti seen taxawaay mën nañoo gën a plaider daal waa Thiès mën nañu gën a plaider waa Thiès surtout nag ci jamono jii ñu toll nga xamante ni damay jàpp ni parmi les opposants du président 2 parmi les 3 à 4 candidats les plus sérieux ay Thiessois lañu muy l'ancien ministre de l'énergie Thierno Alassane Sall di Idrissa Seck donc ñii nga xamante ni ñoo war a jàkkaarloo ak ñoom war nañoo am nekk suffisamment armé pour mën a taxaw combat bii nag ñu mëne ko pour que au moins bii yoon le président Macky Sall gagné fii ci biir Thiès. te taxawaayu Thierno Alassane Sall am na leçon buñ ci mën a jël ci législative yi. mais législative yii laa wax commune bi ma dëkk man muy commune de Thiès Ouest su fekkee ne gagné wuñ ko tey nit nag moom lëg moom bu mënee daw moom lëg dafa gudd nopp du wax. Thierno Alassane moo tax tey Manko gañe ko su dul woon loolu moom Manko day ñàkk Idrissa da doon ñàkk la commune de Thiès Ouest wax dëgg yàlla bon ñu reconnaître ko loolu mais te fi mu ko defee xam nga à une semaine des élections nga def déclaration
liggéey bañ fay war a liggéey pour récupérer waat la ñu war a récupérer mënul ne donc looloo waral Thiès Ouest bii yoon ñu ñàkk ko ci élection yi waaye amoon nañu yaakaar ne loolu ni mën nañ koo gagné ci élection yi waaw. mais parti bi est-ce que jël na ay leçons ci yooyu pour mën a jubbanti doxalinam. moom laay wax leçons yi moo des na jël ay leçons terewul nag ñi ci parti bi ñi ngi jéem xam nga parti bu nekk ci nguur niroowul ak parti bu nekk ci opposition. parti bu nekk ci opposition nit ki mën ngay dem di waxtaan ak moom di liggéey ak moom waaye réew mi moo tollul ci mentalité foo xamante ne yow mi nekk ci parti au pouvoir boo ñëwee wax pare jóg dem ak loxoy neen gars yi naan dafa ñëw ak loxoy neen ak dem ak loxoy neen loolooy dëgg nag lu nit mënti wax lu nit mënti gëm loolu mooy li nga xamante ni moo am donc dafa dese ñu jël ay leçons ci loolu maanaam te jël ay leçons moo doon lenn rek renforcer responsables yi nga xamante ni ñoo fi nekk que ce soit les responsables de l'APR mais que ce soit aussi les responsables de Benno yi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal liggéey bi nag lu mënti dem aussi ñun ak ñoom bokk yi fi ñu renforcer nit ñi renforcer boo xamante ni dinañu mën a jàpp ci liggéey pour liggéey bi jëm kanam loolu moom wax dëgg yàlla des na daal ci jëlum leçon ci mbir mi daal. te li ma ci gën a jaaxal xam nga parti nag Madaba bu ñu waxante dëgg parti animation da cee baax. mais côté boobu dafa sooxe bu baax boo xam ne ñëpp gis nañ ko nag wax dëgg yàlla. loolu mooy li ma doon wax rek jàkk ji dese jël leçon man wax dëgg yàlla ci sama initiative bopp jóg naa ci mois d'octobre bi ñu paree élection législative ba pare octobre novembre ñaari weer yoo xamante ni néew na mu am responsable fii ci biir dëkk bi koo xamante ni am nga comité wala dégg nañ la ngay yëngatu ci APR te jóguma sol sama daal seeti la waxtaan. ñu waxtaan ñu ne nañ leen dajaloo toog waxtaan woote réunion siège départemental ñi nga xamante ni ñoom président nommé na leen ci dara ñoom ñoo boycotté mais ñi ci des ñëpp a ñëw ba militants yi ñëwee aussi keroog amul benn kàddu bu génn bu dul bii nit ñi war nañoo bokk toogandoo waxtaanandoo liggéey beneen kàddu génn fa war nañoo dépasser lii clan war nañoo dépasser lii leader war nañoo dépasser lii ndax benn objectif la ñu am benn nit la ñuy fal muy président donc clan waratu la am leader waratu la am dara waratu la am benn yëf moo war a am structure APR ñu àndandoo liggéey ci waaye nag liggéey ba mënut a nekk su fekkee ni ay moyens amul liggéey day ànd ak ay moyens ñu waxtaan ci loolu ñu jógaat dem seetiwaat nit ñi nga xamante ni ñëwuñu ñu ngi leen di seet di leen waxtaan ci loolu woote woon nañ ci Thiès Ouest ci lu mel noonu ñu ngi ciy continuer di dox loolu nag moo ñu xaw a manqué tuuti animation ci parti bi li ko indi nag mooy ñàkk structuré parti bu ñàkk structuré armée mexicaine la ku nekk yaa ngi dem ci sa wàll ku nekk yaa ngi dox parce que nag aussi mënoon ni ñëpp liggéeyandoowuñu am na ñu nekk seen ndox di liggéey waaye liggéey bi du dafa des li mu des moom mooy ay nit suñu àndee daal mbooloo mooy doole mais ci wàllum organisation yow lan wan tëralin nga yaakaar ni buñ ko defoon yëf yi dina mën a dox. waaw mooy xam nga da ngay am interlocuteur xam nga affaire bi moom li tax du neex a gérer mooy kenn nekkul responsable dara bu amoon tey benn échec munoo imputer échec bi à qui que ce soit parce que kenn amul responsabilité diriger mbir mi président nag moo war a jël courage am à deux mains def la désigner koo xamante ni moom mooy un responsable communal. kooku indil ko un programme ni ñun programme bi nii la ñu war def pour animer parti bi bii weekend lii la ñuy def bii weekend lii nit ñi am nañu xarañte pour def loolu man liggéeyal naa leen programme bu mel noonu def naa bu mel noonu teg ko waaye kan nga koy jox kan moo ko war a dérouler donc vraiment président moo war a jël courage am à deux mains désigner kenn nit kii moom moo jiite affaire bi bu loolu amul rek fi mu nekk nii ñun da ngay obligé dem Fandène wax ak Augustin Tine pour ni ko nangam ak nangam parce que aussi quoi que l'on puisse dire moom rek lañ fi gis responsable boo xamante ni jox nañ ko fi ndombo ni kii moom mooy seen responsable ci biir département bi mais war nañu am commune Thiès histoire au Sénégal commune Thiès daf cee mës a am spécificité boobu responsable départemental bu Thiès du bokk ak responsable communal bu Thiès spécificité la loolu depuis 1960 ba léegi looloo fiy dox te Thiès nag ku bëgg a gagné Sénégal gagné Thiès boo seetee ñi am solo fii Thiès président Senghor nekk na fi maire Jean Collin nekk na fi maire Ousmane Ngom nekk na fi maire donc ñooñu ñëpp ak ñeneen ñi nga xamante ni ils ont vraiment changé le visage de la ville mais ñooñu ñu am importance lañ ci biir système de appareil d'état ba nga xamante ni
ku bëgg a gagné Sénégal daal di nga gagné Thiès Thiès bokk na ci yi nga war a gagné. waaw mais responsable communal boobu ngay wax aussi bu président defoon na ko fi te ba mu ko defee it bëriwul njëriñ de parce que na ma war na fi kii Thierno Alassane responsable communal te affaire yi nii la doon tëddee aussi. bokk naa ci ñi ko doon ñi bañ ko nommé boo fàttalikoo def nañ conférence de presse maa jiite woon lii fi xam nga lan laa waxoon dama ne responsable day fédérateur responsable day jëllale responsable day jéggale gis nga ñetti qualité yooyu soo ko amul mënoo jiite nit ñi surtout ci dëkk bu mel ni comme Thiès nga xam ne les gens sont rebelles da ngay nangoo jéggale nangu ñu wax la dara nga encaissé nangu fédéré nit ñi dem ci kaw nit ñi bañ a rëy boo amul yooyu qualité mënoo jiite nit ñi am ouverture nag tel boo loolu ba tey moo teew loolu suñuy réclamer loolu la ñuy teew buñ ñu nommé les responsables boo xamante ni aussi du wax ak nit ñi responsable boo xam ne jàpp na ñun suñu chef la suñu patron la suñu papa la suñu nijaay la responsable boo xamante ni jàpp nañu daf ñoo war a commander militaire lañu du dem donc dañ ñu war a seetal koo xamante ni ku mën a déggoog nit ñi ku mën a waxtaan ak nit ñi ku mën a fédérer nit ñi dajale leen autour de l'essentiel fàtte boppam jiiteel intérêt président parce que Thierno moom bañ ko waxee it intérêt boppam la liggéeyal ca inscription yi ay nitam la lijjanti fexe ba ñoom ñooy inscrire donc boppam la demal li ñu doon wax ñun moom moo feeñ ci mbir moomu donc vraiment président war naa xoolaat ci wàllu woowu daal et on n'a pas besoin que ce soit vraiment ku mu désigner ku ko mën daal yomb na fi daal waaw yomb na fi ci dëkk bi. ci wàllu woowu boo amoon message booy lancé responsable yi nga xam ne ñoo yor ndomba tànk yi fii ban message lay doon ci wàllu woowu. gën a teew ci base Thiès bi gars yi seen teewaay nag des na nag dafa des am na ci ñoo xamante ne gaa dinaa leen fi gis chaque week-end waaye ba tey daal des na seen jaxasoo ak nit ñi des na te nit ñi aussi soo nekkee ci pouvoir di jaxasoo ak ñoom ñëw salaamaaleykum na ngeen def courant bi tàkkul fii ndox am na indi nañu ndox fii def nañu lii fii rek dem loolu yorul dëkk bi dëkk bu mel ni comme Thiès boo fii politique da nga fiy génnee moyen loolooy dëgg ay la yowoon nag boo ñëwee seet nit ñi boo di nga dugg ci kër di def visite de proximité nga dugg xool waañ bi gis ni fii taaluñu fa dara nga mën booy dem nag wax dëgg yàlla bu fekkee nag ñoo ñaar téeméer nga baa ko fa loolu nag aussi nañ ciy waxante loolooy yëf yi taxaw bi daal am na lu ci baax waaye bëri na ci lu ci sooxe daal bëri na ci lu ci sooxe lool seen proximité ak les populations des na affaire bi aussi du xaalis rek waaye du wax rek dem du toog fee rek aussi di wax yëpp a ànd maanaam pour dajale nit ñi daal lépp ngay boole di nga boole yëg leen di nga boole li nga am nga bokk ak ñoom ñaar yooyu dina ci bokk. te nag base bi ñu bari dama ci doon waxtaan ak ñoom ñu bëree bëri mais li ñu wax mooy ñoom dañoo bëgg responsable yi di xàccandoo di dóorandoo est-ce que loolu nga yaakaar ne war na mën a nekk. déggoo li ma wax man loolu moom du ma désespérer ni loolu moo mën a nekk parce que man ci laay dox nee la sol naa sama daal dem seeti responsable yi fi nekk yëpp wala ku ma ci seeti bu ma jot a teg yow téléphone bañ defee réunion boobu ba pare Omar Diop moo ñu njëkk a woo waxtaan ak ñun Augustin Tine woo ñu waxtaan Seynabou Ndiégane woo ñu waxtaan Abdou Mbow woo ñu waxtaan Ndeye Tické astafurlah Demba Diouf woo ñu waxtaan Ndeye Tické jox nañu rendez-vous te xam naa ne biir semaine bii boobu mooy tuuti nañu woo waxtaan te ñoo ñëpp waxtaan bi yëpp lenn la nan la ñuy fexee ba nit ñi di toogandoo di xàccandoo di dóorandoo te jàpp naa ni nii ñu ko commencé nii am na ay répercussions yu mu am maanaam tax na ba nit ñi su ñuy def yenn activités yi dañ ko defandoo ensemble docteur Ndiaye aussi recevoir nañu ba fàtte woon naa ko ci wax donc ñooñu ñu wax ñëpp ku ci nekk benn wax rek lañ lay wax dañoo bëgg nit ñi toogandoo président Abdou Mbow keroog dafa ni ma bi ñu recevoir ba ñuy dem dafa ni su ngeen di demati fenn woo leen ma ànd ak yéen pour wane ni loolu man gëm naa ko ñun ñoo ne ko non boo ñu defee noonu da ngay day mel ni da yow yaa ñu téléguidé ak yooyu donc day indi mën na indi jafe-jafe ëllëg mais loolu la wax dañu fu ngeen di dem responsable bu ngeen dem su ngeen ko woowee woo leen ma man ma ñëw àndaale ak yéen dem donc ñun ñu ngi dox ci mbir mi daal jàpp nañ ni mën na sotti waaye su sottiwul du dem de suñu àndul bokkandoo xàccandoo dóorandoo du ñu am tus ci biir dëkk bi président nag moo war a impulser loolu vraiment moo ko war a impulser woo nit ñi woo waa Thiès
waxuma waa département de Thiès de département de Thiès amul problème woo waa commune de Thiès ne leen kaa leen ñu toog bu woowee waa commune de Thiès ne kaa leen ñu toog waa commune de Thiès toog bu ñu xëyee suba ba ngoon wala suñu xëyee bu ñu consacré 3 heures de temps ñu waxtaan ci problème yi ñu am jafe-jafe yi ñu am suñu paree ci loolu mu ni acca au travail bëgg naa lu ngeen defati ngeen defandoo ko lu ngeen defandoo en tout cas ñun à l'ouest on le fera incha allah toog nañu waxtaan nañu jàpp nañ ni même ëllëg sax dinañ am benn yeneen waxtaan te loolu yëpp ci benn yëf rek àndandoo xàccandoo dóorandoo te et les gens sont disposés à le faire aussi à l'ouest moom wax dëgg yàlla. li ma jaaxal dama naan est-ce que président sax bëgg na leen a dégg parce que da ngeen a alerté ba sonn na waaye si seen alerte yooyu ngeen doon def yéen am ban écho ngeen ci am. waaw du ñàkk nag de temps en temps benn kilifa woo la. ngeen waxtaan ci mu ni président dégg na leen nangam ak nangam waaye dégg bi des na de. pour man daal président dégg na leen des na parce que su fekkoon dégg nañu dëgg-dëgg dina woote dina wax kaay leen ñu toog waxtaan dina wax xam nga bu fekkee ni yow kilifa nga aussi ngay wax ak ñeenti nit di wax ak maas bi bu yàggee mën na indi jiixi jaax dafay laaj de temps en temps nag nga woo maas bi ñëw toog nga wax nga dégg nga jël fukki nit ñu wax du ñàkk nga am ci loo xamante ni dégg nga ko te daawoo ko dégg am loo xamante ni ñaxtu la war nga cee jot te jaawoo ci jot mais dañoo jàpp ne daal dégg nañu daal waaye dégg bi des na daal mën nanoo gën a dégg mooy lan na woo waa Thiès ñu toog waxtaan buñ ko mën nañu gañe de woo na leen fi ay yoon aussi mais gars yi nee nañ woote bi aussi ay affaire yaa ma neex da ciy am dañuy woo yóbbu ñi bàyyi ñi yëgal ñi bañ a yëgal ñi man yi ma ci fekk ay woote département la mooy li may wax rek Thiès spécificité bi moom mooy commune bi dafa exister la ville de Thiès existe loo ci mënti wax c'est une réalité politique réunion yi ma fekk yëpp mooy woote yoo xamante ni woote département bi la département bi la ñuy woo bu mujj bi mooy keroog bi ñu korité ba ci ginnaaw suba sa ba ñuy dem ñu ngi nekkoon à peu près une 50aine de personnes presque 35 yi ci département bi la ñu jógee 15 jógee ci ville bi loolu du régler problème bi du régler problème alors que problème bi biir ville bi la donc li gën moom mooy ñu woo waa ville bi boo wootee une 60aine de personnes yu jóge ci ville bi commune bu nekk indi 20 bu ñu demee foofu bu ñu toogee bu ñu waxee jàpp naa ne président dinañu dégg. waaw loolu moom mooy lii di woo. de élection yi bu doon suba moom waxatuñ. élection yi nag xam nga non bu doon suba ci biir commune bi moom mën na am nag xam nga nit ñi xippi nañu parce que nee naa la élection yi bu dul woon. consigne que Thierno Alassane a donné nag wax dëgg yàlla Thiès Ouest dañuy gagné consigne bi sonal nañu dal nañu surtout nag fi nga xamante ni moom fi la defoon ay transfert massif muy le centre de Grand Thiès le centre de Aliba le centre de Thierno Siré Elimane Sall muy ñaari centre yooyu mais bureau centre témoin bi muy poste de santé mais foofu amul écart au contraire Benno Bokk Yaakaar moo gagné te loolu moom normalement loolu mooy centre test moo war a refléter tendance bi am ci Grand Thiès mais boo seetee tey Grand Thiès ci ñi fi inscrire doon ci voté mën naa ni la à peu près 35 à 40% te ñi fi inscrire di ci voté dëkkuñu fi maanaam c'est des gens qui habitent Kër Daago c'est des gens qui habitent Silma c'est des gens qui habitent Cité Senghor c'est des gens qui habitent dans les villages environnants bëgg siñ ci Yoro donc ay nit ñu dëkk foofu keroog gis nga ci ngoon gi biñ xale yi ñëwee ay nit ñu jógee Sinthiou Yoro ñëw fa pël yooyu mu indi histoire parce que ñooñu la Thierno Alassane transféré jëlee leen ci dëkk yooyu indi leen ci biir centre bi looloo tax centre bi compliqué centre bi de waaye nag xam nga fidèle aussi olof naa legetu neen naxatu bëy xam nga bu fekkee da ngaa yore yow bu fekkee da ngaa yore magasin bu mag mu am ceeb am diwlin am saabu am lépp gars yi di yaakaar joxoo leen ci nga dem ba yoratoo magasin ni leen kaay leen bu ngeen dinaa leen jox gars yi duñu fa yàgg ku ñëw bu toogee ñaari weer dina xam ne fii dara nekku fa parce que aussi nag loolu mooy réalité affaire bi ces gens là ñun ñëpp on gagnerait à les faire retourner dans leur centre de vote parce que aussi c'est de la triche xam nga jël ay nit Sinthiou Yoro Sadio ñu dëkk Sinthiou Yoro Sadio jël ay nit Silmang jël ay nit Kër Daago ñu ngi jëlee leen fa pour ñu ne rek damaa gagné sama centre de vote. et puis loolu ngeen doon reproché ay Idrissa Seck c'est de la triche moom laay wax nii damaa bëgg a gagné sama centre de vote tax may def loolu non loolu du valeur man de boog jàpp ma ne looluy valeur xam nga lu ma jàpp ni mooy valeur mooy sama biir koñ juboo naag sama waa dëkk sama waa koñ ba nga xamante ne su ma nee xee ñu ni xee su ma nee jógal ñu jóg
waaw suñu àndut ak man rus ma loolu moom mooy valeur man loolu laa gëm ni noonu la nit di politique mais su fekkee da ngay politique nga ni man non pour ma gagner centre bii ma nekk ak waa koñ bii ma dëkk il faut que ma dem jëggaani ay nit dem louer ay nit dem fay ay nit pour ñu ñëw voter ma loolu nekkatoo man pour man ci valeur nekkatoo ci li nga xamante ni moom mooy jëmal yëf yi kanam donc yow kay neel yaa ngi ci politique politicienne comme ñëpp yaa ngi ci biir laa ngi di ñëpp mais munoo fee woote valeur ci kaw loolu woote valeur ci ay transfert d'électeurs moom du valeur moom jàpp ma loolu valeur la. waaw am na loo xam ne foog ñu bamtuwaat ko boo toogoon ak président tey ci wàllum Thiès ban message nga koy wax. premier message bi ma koy wax moom mooy sëy nitu démb président nee naa la ñi ñu fi nommé ñëpp 70% bokkuñu woon ci parti bi. Abdou Mbow bokkoon na ci parti bi Seynabou Ndiéguène bokkoon na ci parti bi Ablaye Fall à la limite ak Lamine Ngom mais keneen kuñ fi ak Demba Diouf mën naa fàtte nag c'est pas exhaustif waaye ñeneen ñi ci des ñëpp bokkuñu woon soit dañoo ñëw entre premier tour ak deuxième tour soit après deuxième tour waaye nag politique quelquefois mooy ni demee. boo ñëwee aussi am mbooloo président yoon la nag mu jàpp la yoon la aussi mu jàppale la waaye nag yëf yi mooy fàtte gi mu fàtte ji fi nekkoon di ko jàppale ba yow nga mën a ñëw parce que ñooñu suñ fi nekkul woon di ko ànd ak moom yow moom ñëw ci diggante bi doo mën a ñëw donc fàtte googu mu fàtte nitam yooyu bu ma eggoon ba toog ak moom la première chose bi ma koy fàttali mooy sa nitu démb yooyu président ñaareel ba it dinaa ko jox clé yi nga xamante ni ci la ñuy jaar pour gagner Thiès gi. ah loolu nag am na mais am na loo xamante ni li gars yi naan ci suuf loolu moom liggéeyu suuf la te jàpp naa ni réunion li ñuy commencé liggéey ci fan yi ci inscription yi dinañ ci génnee une partie ci stratégie boobu mën nañ ko pour man jàpp naa ni lu mën a nekk la parce que am nañu ñaari adversaire certes adversaire de taille waaye jàpp naa ni ñaari adversaire yëpp kii Idriss Seck boo seetloo à lui tout seul mi ngi ñu gagné woon de 45 000 voix fii en 2012 ren ci élection yii dans toute la commune mi ngi ñu gagné de 8500 voix donc kooku li olof naan ne moom moo fi doon wax naan garab suy daanu day def bruit garab buy jebbi du def bruit kon moom xam naa ne moom xëy na loolu moom la dal fi mu nekk nii moom comme moo wër réew mi di yuuxu di saaga président ka wax ak kërti xëy na moom moo jàpp ni garab guy daanu la. ki ci des muy Thierno Alassane musul gagné dara fii lii dëgg bay dëgg gagné gu fi élection bu mu mënti doon du centre de vote am toujours de tout le temps opposition ba léegi dañ koy gagné dañ koy perte day perte moom donc kon du lu ñu war a tiital te li mu construire aussi déconstruire ko yomb na parce que bi muy dem di ko def il l'a fait au nom du président et extension courant c'est autre parce que président ko nommé ministre moo tax mu mën ko def leen lu mu ci mën doon c'est parce que dañ ko faa nommé teg ko fa mu mën kaa def suñ ko nommé wul du fa mën def donc li ñu def yëpp c'est au nom de l'État qu'il l'a fait c'est au nom du président qu'il l'a fait donc déconstruire yenn discours yi yomb na ci moom yéen yi ci des it maa ngi fi fàttaliku en 2016 août 2016 su ma juumul dafa def benn interview lépp loo xamante ni tey mi ngi koy ŋàññi ci pétrole bi keroog jour boobu dafa wax ni dafa ni faire croire aux gens que Petro-Tim savait qu'il y avait du gaz et du pétrole dans cette zone-là pour aller le vendre est un énorme canular je le cite textuellement li mu wax tey bu ñëwaatee ni non gars yi dañoo jaay parce que donc da ngay jàpp ni dafa mer ngembu donc mer ngembu nag moom mënut a yóbbu réew fenn yooyu moom war a vraiment déconstruire ko loolu yomb na waaye daal suñ toogoon ak moom dañ ko point yii ak nii suñ ko defee Thiès dina dem parce que am na ñoo xamante ni Thiès bi boo leen yëngalee rek affaire bi yëngatu bu ñu jàppoon yenn ci yenn point yi rek yëf yi dina yëngatu. dañoo jaaragul yoon ba ñu war a jaar. dañoo jaaragul yoon ba moom jaaraguñ ci ndaxte aussi vraiment
président war naa wax ak nit ñi daal te bañ a wax ak benn ay ñi mu yebal rek. de temps en temps boo yebalee ay nit ñuy dem ci nit ba yàgg da ngay woo ñi ñu doon yebal waxtaan ak. yoon wi nag yow seen nga bunt ba mais doo. waaw xam nga mu c'est difficile que ngay jëm ci guerre di wax sa stratégie di ko wax ci ñi nga koy ñi nga jëm mais yàlla seede na ni gis nañ ni am nañu yoon boo xam ne gis nañ ni suñ ci tegoo dinañ dem waaye nag dafa am loo xamante ni moo ciy jiitu de fàttaliku ay nitu démbam gis nga ñi nekkoon ci yëf yi di ci reyante lu ñu mënti defit te faalewuñ leen première étape bu yoon boobu sax nag laay wax première étape bi mooy ña fi nekkoon démb di liggéeyal président di ko sonal ñu jàppale leen. Ndeye Soukayoo Ndiagawaado Pafalo Modou Mbaye et cetera que ñooñ daal vraiment gis seen bopp ci li nga xamante ni moom mooy pouvoir bii ñu nekk. loolu moom tant que amul moom yëf yi du mu avancé waaw. mais Idrissa Seck sonal na président nag temps yi moom. nee naa la léegi garab buy daanu day bëri moom moo ko waxoon moom lañ koy delloo xam nga bu fekkee ni yow da nga ni PUDC baaxul tegoo fi dara nga ni bourse familiale baaxul nga ni Puma baaxul lépp luñ def dara baaxu fi loolu nihilisme la wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla ay lay woon bu doon dara it am na tuuti lu baax luñ def quelque damay jàpp ne suñu opposants yi nag aussi erreur de com boobu la ñuy def ni dara baaxul mais boo nee PUDC baaxul lan nga fiy teg de 1960 à léegi damay fàttali damay génne discours Thierno Sall keroog la bi ñuy def fii Maïmouna Sène di def affaire yi mu ne damaa dem ci benn dëkk man Thierno Sall di indi courant bañ demee chef de village bi woo ma ne ma nun kontaan nañu ndax 1960 ba léegi ñuy wut amuñu tëli amuñu ndox amuñu courant ci 2016 bi am nañu tëli am nañu mbedd bu xonq am nañu ndox am nañu courant waaye dañoo bëgg ndox mi dugg ci biir kër yi kon mëbët du ñàkk maanaam loo mën ci def it aussi nit ñi dinañ am mëbët bu bees bu ñu indi donc kon de réew mi am na fu ñu ko jëlee am na fu ñu ko yóbbu mais c'était toujours moom moo doon wax ce qu'on a fait dans l'électricité en 3 ans on ne l'a pas fait dans ces 50 dernières années li ñu def ci biir juróom fukki at yi passé moom la président Macky def en 4 ans donc loolu moom moo ko wax xëy na tey mënatu ko gisee dugg gi men génn dina wax leneen waaye moom moo ko wax donc comme loolu mooy nombre de villages bi ñu électrifié ci biir 3 ans yi doublé na nombre de villages bi ñu électrifié de 1960 à maintenant kon kay nit ñaa ngi liggéey loolu bu ñu nee PUDC bi koy def baaxul nag moom damay jàpp ne xëy na beneen Sénégal la ñu wax waaye PUDC boobu baax na nombre de pistes yi nga xamante ni Sénégal 1000 kilomètres de piste la def ci diggante réñu Ablaye Wade bi yëpp benn année 2013 rek def nañu 1200 kilomètres de piste rurale kon kay benn année rek laa wax de waxaguma 14 waxuma 2015 waxuma 2016 waxuma kon kay affaire yëf PUDC boobu ñuy wax baax na bu dee bourse familiale yi ay lay woon balaa li ma ciy gën a soof nag dañ naan bourse yi dañ koo politiquer xanaa kon Thiès maire yi bee ko politiquer parce que bi ñu koy ñëw ci seen loxo lañ ko teg ci loxo maire yi lañ ko teg pour ñoom ñu doon ko dox kon kay daf moom Idrissa dafa waroon wax man Thiès bi ñu jëwee bourse yi waa sama waa maire yi ñoo ko politiquer jox ko seen i waa nit noonu la waroon wax ndax affaire yi aussi ay critères yu précis la ñu ne critères yii ku ci bokk yaay am yëf yi te buñ la ko joxee it c'est pour que lii ak lii am nga yóbbu say doom école nga mën leen ci jëndal ay fourniture nga mën leen ci jëndal yenn bagages yi donc loolu moom moo ci loolu la jublu wàññi pauvreté c'est une mesure extraordinaire laa wax boo duggee ci benn kër yi man dafa am ñoo xamante ne gis naa leen bañ ci duggagul ak bañ ci duggee gis naa ni ñu amee tuuti stabilité seen biir kër seen doom ni ñu nekkee ci biir njàng mi ak seen i yenn mbir yëpp gis naa ni mu ubbee ko donc vraiment loolu kenn mënu koo ŋàññi ci biir réew mi contrat pétrolier yi nag dama lay liiral article bi nga xamante ni moo li Thierno Alassane waxoon ci interview du 28 août boobu mu ne l'État n'a rien à cacher et le régime en place n'a violé aucune disposition réglementaire et législative dans la signature de ces 10 contrats. léegi nag daa wax waaw lii de boo ko waxoon. lu wax tey nag nee na bii yoon nag gars yi dañoo labaj affaire yi dañoo jëlbat affaire yi waaye lii de moom moo ko waxoon le 28 août 2016 ni état bi amul dara loo xamante ni yàq na ko si bëri na ay déclarations yu mu def nii keroog le 28 août boobu
yu bëree bëri wax ci pétrole bi wax ci Petro-Tim wax ci 22 milliards yooyu ñu doon wax ni moom lañ jaay wax ci yëpp nag ni état bi dafa ku ko waxal dara rek tooñ nga ko lépp la ñu respecté tey nag mi ngi wër di wax leneen bu ko neexee mais Idrissa Seck it contrat yooyu mu doon wax muy sunu wàll ak Mauritanie li ko raison yi ko ci président jox moom defe naa ne doy na tontu sëkk dara di ko ci wax waaw loolu moom. suñu laaj bu mujj waa kër Idrissa Seck yeeg ay Talla Sylla ni ñu nekkee ci dëkk bi yow lan moo ci sax. waa kër Idrissa Seck yooyu ma ni Thiès ñoru leen xam nga bu la dëkk bi ñoree lu munti xewit mbay lu ma la mere yow waruma xañ sa waa kër añ bi ñuy añ bu fekkee añ bi fii lay jógee ñu ni man maa koy tibb di ko yóbbu mbay su ma xulóog yow war naa tax sa waa kër du ñu añ war naa tax ñu ni duñu voté budget bi Idrissa li mu bëgg a def ci Talla mënut a sotti contrôler Talla ça c'est pas possible Talla est un esprit libre yàlla seede na ni ku ko jéem a contrôler da ngay sonal sa bopp Macky Sall mi mënu ko contrôler bis bu amee lu mu ko war a wax dina ko wax yàllaa bindee noonu ay doomu aadama te lépp képp ku xam Talla Sylla di ko seedeel dëgg xamal ko loolu su fekkee Idrissa da ko bëgg a contrôler nag day sonn su fekkee nag loolu dafay tax li nga xamante ni moo war a ñëw ci dëkk bi ñu ne ñoom dañ koy bloqué di bloqué le conseil municipal di bloqué budget maire bi di bloqué fonctionnement dëkk bi loolu aussi vraiment bu fekkee ni dañ ne dëkk bee leen ñor man du ma ko gëm damay naan seen politique kay moo leen ñor waaye lu munti xew waroon mandat bi yàggul li ci des. élection 2019 la juin 2019 la élection yi locales yi donc loolu kay xanaa nga ni ñun waa Thiès nañ dëkk Thiès moo ñu ñor kay nañu fexe ba affaire yi dem ba mu jàll ba élection yi jàll waa Thiès nañ ko ne nekk ci conditions yi ñu doon nekk suñu jëlaatee suñu yëf ñu jëf nangam ak nangam waaye ngeen di fexe ba waa Thiès di privé wu de certaines choses ñi nga xamante ne ñi ngi liggéey ci maire bi juróomi weer a ngi nii fayuñu leen yooyu jekkul jaaduwut rafetut bu fekkee ni dañ ni Thiès leen tax a jóg Thiès taxu leen a jóg parce que ku Thiès tax a jóg doo doxalee noonu yooyu nag moom vraiment yu président war a wax la ñu jël ci ay mesures préfet bi approuvé budget bi ñu dem ñu exécuter ko mu jeex un point c'est tout loolu moom mooy sama dernier mot ci wàll woowu waaw vraiment di sant di gërëm di appeler encore nit ñi pour ñu dem bindu ci liste yi bindu yi nga xamante ni dina commencé alxames bi ñu dem bindu ci commission yi bindu ci liste yi nit ñi nga xamante ne responsable yi ñu dëkk ci APR fii nekk ci biir APR dëkk ci biir dëkk fii jël seen i militants yóbbu leen ñu bindu ñu toppatoo leen encadré leen ñu bindu dem retirer seen carte le 24 février incha allah dans 360 jours ñu yenu gars yi ba ci kaw dóor ci suuf wax jeex. asalaamaaleykum jërëjëf.